ñoo xam ne dinañu représenté mbooloo ma su ko defee au moins ñoom ñu mun a def projet de société bi nga xam ne moom la faral ñi nga xam ne waa Sénégal ñooñu bu ñu yeggee ñu nekk ay vecteurs nekk ay relais yooyu ñoom tamit daal di démultiplier information bi su ko defee waa Sénégal ñëpp xam la ne projet de société Alassane Niang maanaam jiital Nooré jiital moom mooy man duma xalaat sama bopp man duma xalaat sama askan man dama xalaat sama askan lan laa ko mën a defal lan laa ko mën a jël wante itam jël nañ ko loxo bu baax a baax. jàkkaarloog say doomi baay di def ci famille bi lu baax di ci wax lu baax te boolewul dara ak wax wallahi faral baxtaay so boo nee booyaat daaw yaram saar loolu kenn di ko wax maa koy wax ñang baala li ngay def defoo ko di ko tricher dangaa war ne dañoo bokk benn baay ngay def ci ñun teraanga jurul jeex te tricher woo ko ndax ci sa papa nga ko jël dañoo bokk ak yow benn baay sa papa di def ci ñun guddi ak bëccëg suba ak ngoon ngay xool ci loolu di ci roy te lii nga am danga koo mérité du chance mérite la xam nga dafa ne mérite la sama yaay da koo liggéey ci sama kër baay taataan ndaam saral ko ba mu set di jox ay njabootam te dañuy naan ñun kenn duñu tee naan te yow kenn du la tee jàll barke Xalifa Babacar Si yow dangay dem kenn du la tee wallahi faraaj maxtaar sotatoo ne ngoone booya daaw yaram saa yaa fi gën baax ñun gàcce ngalaama ñun ay doomi buur lañu te li may wax dama koo xam dama koo dugg li sa yaay liggéey ngay añee faraaj maxtaar sotatoo ne ngoone merci beaucoup. oh yaram daw ndeysaan ndeysaan ki yëngal na ma yëngal na ma de acca ah liggéeyal nga saa waay de c'est ça une dame su dañ naan à côté d'un grand homme il y a une grande dame et à côté d'une grande dame il y a une grande dame aussi. Merci beaucoup. waaye nag ah ñu ñëw nag ci gaynde gi j'allais même dire la lionne waaye non la tigresse de Thiès tàcc na ko baax a baax a baax a baax a baax a baax ah kooku mooy kan du ngeen ma ko wax lan la ca kaw may ne ko loxo bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax merci beaucoup Lalla Konaté man la mooy Abibatu Konaté mooy sama Maxtaar Fay di la denc mi jaay fii ba mu toog di gor pire di gan pire nga ñëw ànd ak Alassane Niang yow doo porte-monnaie la ba ngaa dégg moom ba léegi dawoo ginnaaw delloo ginnaaw suñu nag da lay dégg Maxtaar Fay may ñooñu di doom di ñeeñoo fii ba di jaay fii ba tey su ma fi ñëwee fii ba ma fi indi waaye damaa wax ni Alassane Niang sa baay Niang ku ko xamul dégg ko caw baaw ma jàngal métier may ñëw seen kër booba 6 ans ngeen am 7 ans
loolu yàgg na tey seen baay di dagg bu mu gàcce di faj bu mu gàcce di dimbali góor ñi di dimbali néew bi doole yi di dimbali nit ñi di dimbali miskin yi di dimbali mumin yi damaa wax ni tey boo toogee fii ñu naan la yaay nekk président ak dangay toll loolu war naa mën a ne war naa mën a ne Alassane Niang war naa mën a ne ndax sa baay ñaa dagg na fi bu mu gàcce ba tay ci dëkk bi dagg na fi bu mu gàcce ba tay fii ba bii nga àndal gor pire la garmi pire la Cheikh day tarawe maamam Alaaji Biray Faye ni jaayam damaa wax ni Assane Ba mooy baayam Assane Ba Isma Ba ko jur Isma Ba Ali Ba premier chef de canton fii ci Randoulène fii ci Grand Thiès kon dama wax ni boo jëlee kii nga xayma ne sunu jabar la Makhtar Faye di ko denc nga jiital ko teg ko fii ci siis bii mu ñëw war a jël kàddu su ma taxawee fii war naa mën a wax. war naa mën a wax nag waaye danoo wax ni derrière chaque homme y a une grande dame mais vous êtes la grande dame de Alassane Niang. Voilà la grande dame de Alassane Niang jigéen dina ànd ak góor jigéen dina ànd ak góor muy dellu ginnaaw waaye jigéen dina ànd ak góor muy jëm kanam dafa wax ne Alassane Niang bu jëmee sa kanam parce que dafa ànd ak une grande dame vous êtes la dame de fer. Sow pour la jëri Sow pour la jëri Sow pour la jëri Sow pour la jëri kenn du yow tey la Assane man mbaa mu ni ma def ak sa sant jiital ci président Alassane Niang du ma wax sax président ndax macha allah boo xam ne yaa ngi coaché plus de 80 pays à travers le monde damay wax su président de l'univers. ba loolu weesoo ma bëggoon di wax au nom des femmes et de la jeunesse. Monsieur le Président, merci de nous avoir imprégné dans le projet. Pour tënk wax ji ndaxte xam naa ne temps bi may nañu ko président war a def discours dama kontaan tey ndax bu yàlla defee ngay liggéey ak ay leader ba ñu egsi fii mu boole ma ak sama góor sama xarit sama confident le président de l'univers Alassane Niang damay kontaan ndaxte dafa commencé fi nga xam ne foofu la war a commencé ñu commencé ci ay mbokkam commencé ci quartier bi commencé ci région bi commencé ci pays muy Sénégal jërëjëf waxtaan bi neex na ñu ngi kontaan ci yéen ñëpp wax ci ñëpp rafet na pour bañ a monopoliser rek may leen ma tuuti rek moo wax ci sama président nit ku am yar nit ku baax nit ku xam fu mu jóge xam fu muy teg tànkam te incha allah xam naa ne yàlla dina la yóbbu fi mu te yàlla dina ko def tàcc na yàlla pourquoi na ay président yu bëri ak ay roi kenn du ko xool ci kanamam ba gis ko il est humble nit ki nag ku lay waxal ku la jege xam lépp bu waxul dinañ ne kii dafa jóge Assane xam naa ne dangay nekk président. kàddu yi ma yëkkati nag Marie Ndiaye mii di sama doom jóge ba Belgique ngir yàlla ak bés bi damay wax rek ci femme jiital wareef waaye moom mii mooy wax ci kàddu jigéen ñi ànd ak première dame mii toog ngir yàlla ak bés bi dagg ay billet ñëw ngir président Assane Niang mii toog man nag sama doomu jigéen mooy ànd ak ñoom ca Belgique di liggéey am jom am fulla am fayda waroon a am xalaat leneen ni dañuy dellu suñu réew xool coono ya fa ne xool la fa ne ndax dem nañu ñam nañu xool nañu la ñu yóbbu bu ñuy dellu duñ doo yóbbu leneen la ñu indi woon duñ ko delloo kon ñun li nu am dañ koy delloo ci suñu réew loolu moo mu indi ma sampal ko nag comité ca Parcelles Assainies unité 13 man Adja Ndeye Issa Seck mii taxaw maa def loolu ngir bëgg Alassane Niang mii toog te tey laa ko mës a gis gaynde Bourane nag di fifi ñëw Sénégal
ni ma tànde Issa ma ne ko naa mu ni ma dama lay seet si dajaleel say nit te naan ni nag politique fekke la ak wax soo dul fekke waxoo bokkoo ca politique da ngay fekke di wax di yóbbu message bi di jàll bu nu jógee fii ku fi toog jàllaleel message na dugg li naan la bagage yi dugg na message bi dugg waaw bu duggee jàll dugg ci boppi nit ñi ak cerveau yi nañu xam ne am nañu président. ma fi teew waa Belgique laa fi teewal capitale de l'Europe Tange maa ngi lay nuyu mon ami mon frère boo ma fekkee Europe teral ma bu ma la fekkee fii nga teral ma tubaarkàlla man nag si soxo banaa sunu faakuli kumba faakuli daabo kil yaa Moussa ani noo yaa Moussa kooku ni mbantamba du ma fat du ma coroxaan ki may waxal xam naa ko je ne suis pas à n'importe qui et je parle pas à n'importe qui mais je sais à qui je me l'adresse ma Assane ñaamu baax bi nga xam ne pertu te dëkkul perte la maan diw baax na dañ ne mbokk yaa ko wax te damaa dégg léegi say mbokk seddal la lu baax tubaarkàlla man xam nga ki ma naw ay mbokkam ki bëgg ay mbokkam teral ñi nga bokkal sama waa ji dangay dem kenn du la téye jeegam bii toog acca saw mi ndayam a ngi nii toog Faris bi Malick Pati sa bàyyi yàqul aar bi ah ajaratu roxaani yi ni tubaarkàlla macha allah yaayu Pati kii yee yaayu rugi kii yee sëyal may ma tuuti tonton ma jàkkaloog acca gis nga nday acca nii toog daa sëyal bàyyi acca sama waa ji ak ñu ko respecté sama waa ji ak ay garmi ak ay ndaanaan ak ko bëgg lu baax sama papa jaa ngi ni tubaarikàlla macha allah dama ne yóbbu moo ci baaba moo ci bigal bara taama kala ko tampi naa ni foofu diñ taa et dama ne toolu ci diggum teen bi gars yi amul bàgg rek sama yaa jàngoo di nga ma jasineer di nga ma takkal or tubaarikàlla ah fifee ngi nii toog sa xarit sa doomi nday waate xamoon naa ne di nga ñëw ba ma fekkee capitale de l'Europe c'est comme ça que tu me fais je n'ai pas peur quand je suis là au Sénégal ma ànd ak nag ku ci mel ni Aïda Sarr ni ku Coro Sarr maana Coro Sarr kanko Yoro Sarr atum Blaise Diagne fekkoon na ngay riis sa bàyyi njëkk a tabax moo njëkk a fondement dama ne liw bi ngelaw li après le plus c'est le bouton ou c'est la arc-en-ciel dama ne la simplicité est une bonne correction la patience et la longueur de temps vont plus de force ni que la rage tubaarkàlla xam naa fi ma jëm te miin naa fi ma jëm xam naa ñi may waxal ñii ñoo ma sagal ñoo ma bëgg groupe VIP fifi séeri Cheikh Mbuub ah kordio jange yu go faali Yaasin di nga ma teral di nga ma jox ci mbubb yu baax yi man mbubb mu ma géer solo naa ko sama boppam or bu ma géer takkal naa ko sama bopp ànd nawle góor lay ànd ak sama nawle ba jeex maa mën sama nit moo tax ma jóge Europe ba fii ndax ñi nga ma sagal sama waa ji dangay dem lantine mboye farikala wala wayu gewel la ba doola du ko dégg doomi garmi la du koy way tali ni wege doomi garmi yaa ngi ci aw ni tukki doom du ko mag yax rëy ci pencu mag lay bawoo nee naa la taalu ba Serigne Babacar du tarde roqay ñaali booy mi seeg sa bay naar diyaane sa bay naar coppati sa bay naar xar yàlla rosa si di njëre mbay góor gi ni xalifatu cheikh wal muxtaar yaa di suñu mbër yaa fiy fajal diineel daanam te ñepp la war tuus leen tabak ko mbay nii bil andaay moo ko yeyoo rabbun tabaraka aw rabbun taxaddasa tay siira ki xalam dafa yombul na moo neex saa sa gam li saas ànd ak Serigne Babacar Doy الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصل متن ci lu ñuy dugg dañ koy xool ci zaahir xool ko ci baatin waaye lii ñu dugg xool nañ ko ci zaahir ak ci baatin ku jàpp mu dem ku jàpp mu dem
ndaxte yàlla mooy dogal nag li yàlla dogal nañ ko nangu li daan xew ci àddina bi après la deuxième guerre mondiale ci organisation yi gën a mag mooy ku daan jóg di wax ci wàllu politique da ngay am doctrine bu leer tegu ci ñu ànd ci yow ci xam-xam ñu teg ko ci xam-xam nga am progression boo xam ni société bi dinañ ci gis seen bopp waaye depuis boobu ba léegi gis nañ ni doctrine bu claire ci voie société bi amatul mag ñi bàyyi nañu seen doctrine léegi lu leen neex la ñuy tuddee seen mbootaay déggee nañu jeunesse bi ba nga xamee ni fekk si nañ leen ci seen biir njaboot googu wàññi leen ba nga xam ni dafa mel ni xamatuñu fu ñuy teg seen tànk waaye yàlla baax na fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp ci biir jeunesse bi ndaxte am na ci biir jeunes yi nga xamee ni ñoo fi nekk fa ndox daan taa boo demee fekk fa tepp ba léegi mën nañ cee tudd nag ay nit ñu bëree bëri ñoo xam ni dara jaralu leen ñu jaay seen ngor ñu ngi fi waaye ma wax ni ginnaaw bi ma ko dégloo ndaxte dañu jàng ci université yi dem fa sori ginnaaw bi ma ko dégloo li ma njëkk a séentu ci moom mooy jikko yu rafet lépp looy def te boolewoo ci jikko doo dem réewum Sénégal saaga tabaxu ko reewande tabaxu ko pëccoxoo tabaxu ko bi ma seetsee loolu laa ko wax nee naa ko fexeel ba am kilifa boo amee kilifa doo juum ndaxte albarakatu ma al akaabir loo am xam-xam barke bi mag ñee ko yor kon boog boo toppee mag ñi doo juum loolu nag gis nañ ko ci moom insha allahu ñu ngi sa ginnaaw tey ak ëllëg jàppale la ndaxte réew mi dafa am ci loxo yu ñu ko war a teg puisque ñu ngi fi ñi fi nekk ñu ngi fi ba léegi te yàlla moo wax ni qul ya allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha ku xës ba toog dem nga kon boog ñu dem ñii ñëw la ñu war a jàppale te gis nañu ay loxo yu set yoo xam ne ku leen jàppale ñu dem muy Cheikh Hassane kon yal na la yàlla jàppale su ko defee maa ngi guddal li gën a am solo rek mooy ñu jàng fatiha bu sell salatul fatiha ci barke mag ñi ñaan yàlla projet bii ñu sumb tey insha allah mu nekk projet boo xam ne bëtt na continent yëpp nag ndaxte adduna bi yëpp ñu ngi lay déglu am nañ ci yow yaakaar foo dugg ci média yi ñu ngi lay yaakaar ñu ngi lay xool kon loolu ñu jàng fatiha salatul fatiha ci barke mag ñi ñaan yàlla yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla defal tawfiq yal na yàlla defal ndam lépp loo bëgg ci li nga sumb yal na la ko yàlla defal te waa Thiès yëpp am ci njëriñ ak Sénégal yëpp kon bismillah jërëjëf jërëjëf imam Cheikh jiite lii mooy xam-xam mooy tàggu d'abord kooku yàlla may na la xam-xam borom vous êtes un intellectuel de haut niveau teewul ñii nga xamante ni ñoo nekk sa wet yi tamit kilifa diine ñu booloo jox la seen kàddu nga wax à leur place ça c'est déjà quelque chose li mu yàdduna te na nga wax leen ni ki dee am kilifa aujourd'hui nous avons l'impression que la société abandonne ñu ngi tëdd gannaaw bàyyi les antivaleurs ñu occuper l'espace public mu mel ni ki dañu bàyyi sunu wareef loolu waral day ñu war a jiital wareef ne tàcc loolu te nuyu nag kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam di leen gërëm di leen sargal itam ci seen teewaay ci bés bi
parce que xam nañ ni ku ci nekk ci yéen amoon na yitte amoon na liggéey amoon na fu mu waroon a dem quoique itam am na lu wax ci jamono muy bas bi di ñaan suñu yàlla moo génn ñu ko ba faw di jiital gannaaw bi imam waxee bu pare dana jot ci ñoom di souhaiter la bienvenue à monsieur Alassane Niang ngeen tàcc ko di itam nuyu ki nga xamante ni kii mooy madame la vice-présidente mi ngi ni toog Lalla Konaté may na ko loxo bu baax a baax a baax Lalla merci su digg ñu naan jigéen ju mën góor kii la parce que elle a prouvé ça ici et à l'extérieur waaw ndaanaan la de sànq ci waxtaan rek laa xam ne ndaanaan la nañ koy bàyyi xel nag waaw waaye faut que mu nuyu nag l'épouse Acha Acha merci kii dafa mën événement dafa mën lii muy def dafa mën événement parce que artiste bu dul artiste ginne ci réew mi fii jëlee na leen fii yóbbu leen bitim réew waaw kooku mooy Acha Sow di nuyu itam l'excellent professeur de philosophie nga xam ne mooy le secrétaire général de Jiite Wareef le devoir en mouvement mooy Mamadou Lamine Sylla c'est-à-dire que booy xool ñi jiite parti bi ay kàngam lañ Cees rek mën naa wéeru ci ñi bu dem de nuyu nag tous les chefs religieux ici présents ñu nuyu le khalife de Bambilor Thierno Amadou Ba léegi déplacement bi nga xam ne def na ko yëkk ci géew bi Cheikh Jiite wax nañ ko sànq nous avons été séduits par son verbe di nuyu itam la délégation de sunu xarit Idrissa Gueye ki ko représenté mooy Idrissa Gueye junior mi ngi di toog ak bépp kilifa diine bu fi toog ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant waaye itam di nuyu tous les notables tous les chefs de quartier de Thiès yi fi daje tey mais mention spéciale aux femmes que vous êtes jigéen ñi takk leen seen bopp jigéen ñi fu ñu neexul fu ñu newul neexul loolu am de fu ngeen newul neexul di nuyu la jeunesse parce que gis nañu seen taxawaay vous êtes toutes jeunes toutes belles ndeysaan di nuyu itam la presse parce que mbir mi yenn en commençant par la 2STV de rappeler cette cérémonie se passe en direct voilà sur les antennes de la 2STV di nuyu je profite de l'occasion pour saluer El Hadji Ndiaye sama xarit di nuyu itam madame Ndiaye sa waxtaan nañu keroog ndeysaan mu jàpp ci nag mu jàpp ci waaw yéegi gannaaw boo bëri ci loolu il faut jox kàddu gi ki nga xam ne mooy le secrétaire général notre ami Mamadou Lamine Sylla pour mu ñëw souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour vous honorer de leur présence cette cérémonie de lancement ou de la présentation du nouveau parti politique yu tudde ko Jiite Wareef le devoir en mouvement
rahmatullah. Nous voudrions d'abord saluer toute l'assistance et souhaiter à tout le monde la bienvenue et vous remercier surtout d'avoir accepté notre invitation en ce jour si solennel. Au nom du parti Guittel Wareef, à sa tête le président Alassane Niang, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre présence. Nous aimerions remercier à ce titre tous ceux qui ont été présents depuis le début de cette lutte, depuis le début de ce combat, puisque nous considérons que nous allons commencer un combat de vie pour le peuple sénégalais, pour l'intérêt du peuple sénégalais. Donc nous voudrions chaleureusement remercier les autorités religieuses qui ont bien accepté de venir nous rejoindre et surtout de gratifier de leur prière cette cérémonie si solennelle. Nous leur en remercions et nous prions le bon Dieu qu'il leur accorde longue vie et une bonne santé. Parce qu'ils sont considérés comme les soupapes de sécurité de notre société. Et ça, c'est une évidence. Et tout le monde, en tant que Sénégalais, le comprend ainsi. Nous voudrions également remercier les chers membres de Guittel Wareef, ces charmantes dames qui sont là, et tous les autres membres de Guittel Wareef qui sont là. Surtout les membres qui ont accepté de quitter les différentes régions du Sénégal pour venir représenter dignement toutes les sections de Guittel Wareef qui sont déjà implantées dans le Sénégal. Nous aimerions également remercier toutes les associations qui ont accepté dès le début du combat du président Alassane Niang et de Guittel Wareef, qui ont accepté de nous rejoindre avec conviction, sans rien demander en retour, simplement parce qu'ils croient au président Alassane Niang et ils croient en son projet. Et Inch'Allah, les Sénégalais qui vont le découvrir vont également croire en son projet, si Dieu le veut bien. Donc nous aimerions souhaiter à tout ce beau monde vraiment la bienvenue. Et nous voudrions que ce jour soit le point de départ d'un rendez-vous entre un homme et son peuple vers la présidence, ce qui lui permettra bien sûr de présider aux destinées de ce pays, ainsi d'avoir les outils nécessaires pour opérer les changements qu'il faut pour un développement véritable du Sénégal. Donc à ce titre, nous sommes très honorés et très heureux de vous avoir ici. Vraiment, merci encore une fois. Que Dieu vous bénisse tous. ñi sant suñu borom bi nga xamante ni lu sotti moom la sant buur bi nga xamante ni bu naree dimbali ab jaamam day jël jaam boobu dugal ko ci xolu yeneen jaamam ñu ngi ñaan suñu borom président Alassane Niang nekk jaamu yàlla bi nga xam ni yàlla moo koy tànnal boppam def ko ci xolu Sénégal yi ba mu jiital Sénégal di incha allah ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu kilifa diine yi ci toog ñu ngeen di gërëm ba fu gërëm mën a yam kontaan nañu trop ci ni ngeen rehaussé de votre présence cette assistance ñu ngi leen di gërëm ci loolu ñu sant yàlla ci seen teewaay parce que day dalal suñu xel parce que yéen a téye réew mi askanu Sénégal dañ ko mooñaale ak ay kilifa diina moo xam kilifa diine ci jàngu bi la moo xam kilifa diine l'islam mais ñoom ñëpp diine yi benn la fa yàlla la jóg donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen gërëm ci seeni ñaan parce que xam nañ guddeeg bëccëg yéen a ngi ñaanal le président Alassane yàlla na buur bi yàlla nangu seeni ñaan te rafetal seeni yéene ci moom incha allah. ñu ngi gërëm encore waa Guittel Wareef membre Guittel Wareef yi toog surtout jigéen ñi sama jigéen ñu rafet ñi macha allah ñu ngi leen di gërëm bu baax parce que liggéey bu rëy la ñuy def ci suuf ci biir Guittel Wareef man damay wax toujours ne pour ñuy waxee ni poumon wu Guittel Wareef jigéen ñi la en réalité te jigéenu Sénégal ku ne xam na leen ci njàmbaar ku ne xam na leen ci fit ci fulla ak fay ñu ngi leen di ñaan au nom des femmes de Guittel Wareef na jigéenu Sénégal yëpp def roy ci ñoom topp ci ginnaaw président Assane ngir mu jëmal Sénégal ñu ngi gërëm tamit ñi nga xamante ni ay membre Guittel Wareef lañ nekk ci biir goxu Sénégal yi nga xamante ni Guittel Wareef commencé na fa déjà di implanté wu te dara xewul parce que suñu borom mooy doxale ay mbiram noonu donc ñi ngi ñaan borom bi mu defal ñu tawféex defal ñu kàttan def ci Sénégal jàmm def ci Sénégal yëpp jàmm ak wér ak fekke ak tal ba ñu mën a ànd ak le président Alassane Niang pour mu mën a yanu Sénégal jëmee ko fu ñu ko war a jëmee incha allah.
donc ñu ngi gërëm bépp association bi nga xamante ni ànd na ak ñun suñu limee dañuy juum te bu ñu juumee fàtte bu ñu fàttee dina am ñu xaw a mere donc ñu ngi wax képp ku nga xamante ni dox nañ ñëw sa koñ wala sa kër wala sa gox wala ci sa association seet si la waxtaan ak yéen ngeen d'accord ànd ak le président Assane Niang ak jiital Wareef ñi nga xam ne ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. ñu dal di jox kàddu gi monsieur le président Alassane Niang ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw jox nañ ñu ne ko loxo. Merci beaucoup. Merci. ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ñi fi teew di gërëm sama dëkkandoo yi nga xamante ne ñëw nañu def déplacement bi tey gërëm imam bi nga xamante ne moom moo jiite la grande mosquée de Cité Senghor gërëm le représentant donc du khalife général de Bambilor di gërëm le représentant donc de Serigne Idrissa Gueye gërëm samay goro yi fi toog di gërëm sama xarit yi fi nekk wax nañ ne ku leen juum waaye ma jéem rek ndax nit ki boo amee mbégte il faut que nga jéem di ko wane à travers li nga xamante ne moom mooy ay citation suñu jigéen yu ñaawul yi nga xamante ne macha allah lépp loo xamante ne antu na rek ci ñoom la seen loxo la jaar donc ma leen di gërëm vraiment ci seen i kàddu ci seen taxawaay ak ci seen i pas-pas ndax loolu la ñu soxla tey ci àdduna bi di wax ni ñun kat lenn rek moom moo guidé suñu action ndax mosuñu def politique waaye lu tax ñu décidé def politique c'est parce que comme yàlla daf ñu jagle ñuy liggéey ci tabaxum réew ñu gis ni Sénégal mi ngi ci ay situation yoo xamante ne amatuñu sañ-sañu toog naan loolu suñu yoon nekku ci ndax ñun li ñuy def ñu koy def lu ñu am ñu koy am wala li nga xamante ne moom mooy suñu liggéey moom doy nañu donc ñun duñu ñëw di engagé wu Sénégal bi ñu defee nag constat boobu ba taxaw ba xool ñu ne ak ñun kat il faut ñu jóg soobu ci biir politique bi ndax ku deful politique ku ñëw warul def politique def ko à ta place kooku waroo ko ngaññi wala waroo ko mere bu nekkee dafa def loo xamante ne ànduloo si loolu moo tax ñu jóg jël suñu responsabilité ne lépp loo xamante ne Sénégal soxla na ko ci wàllu xalaat ci wàllu taxawaay dinañ ci def suñu loxo parce que nous le devons à ce pays loolu moo waral ñu jóg ak ñeneen nit yi nga xamante ne dañu ànd ak ñun ci ngëm-ngëm ànd ak ñun ci principe ànd ak ñun ak ay valeur xam ni réew mi bu nekkee jóguñu pour defar ko première conséquence yi nga xamante ne moo ci nar a judd ñun ñoo koy vivre ñun ñi ñoo koy vivre ba pare suñu doom yi di ko vivre ndax tey ñëpp xam nañ ni ci àdduna bi ne nit ki mën na dem ba jàng fii Sénégal doomam yi am ay lijaasa te mënuloo waat ne kooku lijaasa bi bu ko amee dina mën a liggéey loolu il faut mu arrêter li tax ñu mën ko arrêter parce que am nañu ay jumtuwaay yu ñu mën a permettre ñu mën a jox à chaque citoyen sénégalais chance bi koy mën a permettre mu mën a gis boppam ci réew mi moo xam ci wàllu liggéey la moo xam ci leneen ak leneen la ñun nag ci tànk yooyu la ñu nekk nag nekkuñu ci tànku caaxaan nekkuñu ci tànku ay xaste nekkuñu ci tànku débat personnel li nga xamante ne moo ñu soxal moom mooy relever le niveau du débat indi ay solutions aux problèmes qui se posent à ce pays loolu moom mooy ñun suñu taxawaay taxawaayu jàmm la taxawaayu indi ay saafara la may préciser ci jéeri saabalkat yi fi nekk ne ñun opposition la ñu nekk nous sommes un parti politique que nous venons de constituer qui se positionne dans l'opposition te positionnement boobu dafa di doon lu leer te li tax ñu positionné wu dans l'opposition parce que dañu bëgg a am suñu liberté d'expression suñu liberté d'action dañu ko bëgg a am ndax li doon yomb pour ñun moom mooy ñëw rek ñu bootu ci ginnaaw kenn ne nañu dem mais dañoo jël choix bi gën a jafe moom mooy nga demal sa bopp parce que dañu gëm ni principe ak valeur yi war a tax réew bi mën a dem de l'avant loolu ñun ñoo ko war a mën a incarner ñun suñu bopp tey bu yàlla defee incha allah ñu mën a dem ba incarner le projet politique que nous souhaitons proposer aux Sénégalais en 2024 su boobaa nit yi dinañ xam ni liggéeykat yi ñëw nañu liggéeykat yi ñëw nañu te ce pays li mu soxla maa ngi leen di
rassurer que li Sénégal soxla pour asseoir son développement de façon définitive mu ngi ci biir réew mi. La question se pose en termes de choix et de priorité et ñun nag choix et priorité yooyu xam nañ fan lañ koy jaaree pour mën a indi solution yi nga xam ne moom la Sénégal soxla ndax loolu mooy suñu liggéey plus de 15 ans mi ngi nii ñu ciy dox et ñu ngi koy defal yeneen réew yoo xamante ne mënatuñu toog di naan di ko defal suñu réew. li nga xamante ne nag moom mooy suñu taxawaay wax naa leen ko moom mooy indi des solutions indi li nga xamante ne moom la askan bi soxla moom la réew bi soxla pour qu'on puisse asseoir son développement ci tànk yooyu li ñuy fekk te kenn duñu fekk ci beneen tànk dinañ ko def man ak ñi ma àndal ñëpp ci teggin dañ ko def ci yar parce que loolu la ñuy soxla ci biir réew mi jàmm nit yi di mën a waxante di mën a jëfalante ci jàmm ak yar ñun nag loolu la ñuy wootee kenn duñu fekk ñuy wootee nit ci xulo wala ci saaga wala ci xaste fu ñu mënti woo ci suñu liggéey li ñuy jël comme condition la seule condition bi nga xamante ne dañ ko nangu ci nit moom mooy principe ak valeur dès l'instant que am na ko rek ubbil nañ ko suñu loxo ne ko bismillah ñëwal ñu liggéey ma leen di wax tamit ne leen ñun doxaleen bi nga xam mooy suñu doxaleen amul président mooy décider ñenn ñi topp président beeg jaaykatu gerte bi ñoo am la même dignité amul benn xalaat boo xamante ne dinañ ko gis ci biir askan bi jàpp ne noonu loolu xalaatu ku tuuti la donc diñ ko jëfandikoo képp koo xamante ne am nga xalaat ci réew mi wala am nga loo xamante ne mën nga ñu ko jagleel tàllal nañ la suñu loxo ndax li ñu tax a jóg du lenn du dul askan bi du lenn du dul Sénégal moo tax bu ñu ñëwee tey ba mën a yeggee loolu askan bi ah dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di gërëm sama wajur bu jëm bi fi nekk di sàkku ci moom ñaan ndax liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy sumb nii xam nañu du liggéey bu yomb di ñaan kilifa diine yi ñu jàppale ñu ci ñaan di ñaan sénégalais yi ñu jàppale ñu ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu dugg parce que ñoom rek ñoo tax ñu dugg ci liggéey bi.